asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu moo jot xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci kàddu yi di wéy di jib ba léegi ginnaaw Aliou Sall tekkee ndombol tànkam ci bopp caisse des dépôts et consignation ñiy liggéeyee ci bërëb boobule nag di ñaax seen njiit bi woon mu deltu ginnaaw ci dogal boobule mu jël ndax dañoo jàpp ni faw mu eggali liggéey bi mu fa door ba noppi. naam Aliou Sall dem na ca CDC waaye xeex wi dafay wéy loolee mooy taxawaayu plateforme aar li ñu bokk Cheikh Tidiane Dièye ak ñamu àndal nag di ñaax yoon bu Sénégal mu dem ba ca cappaandaw ga ndax dañoo jàpp ni lépp luy tukkee ci suuf si fii ci réew mi ak yor gi ñu ko war a yor dafa war a leer naññ. ñu ngi njortu fan yi yëpp ni dina am ay mbir yu ñuy jëfandikoo yu am ay yokkute lu ci mel ni mburu bi carburant ak tamit courant bi asko seen di mbootaay bi xeex ak yelleefu way jëfandikoo yi ne état bu Sénégal na def kem kàttanam ngir askan wi bañ a loru ci loolu le jëwriñ bi ñu dénk wàllum alam bi di Abdou Karim Sall moom mu nga fële ca boori Tamba ak Kédougou mu ne dina gën a dëgëral dogal yi ñuy jël foofule ngir sàmm lépp lu nekk ca parc Niokolo-Koba muy ay bés ginnaaw coow la juddu foofule. tàggat yaram ci xibaar yi la tam muy CAN Égypte 2019 gaynde remplaçant yi ñoom entraîné wu nañu démb titulaire yi nag ñu ngi doon noppalu médecin équipe nationale di dëggal gaañu Salifa Sané ak diir bi muy toog te du bokk ci jongante boobule. Sadio Mané na moom noppi na ngir sunu beneen jongante diggante Sénégal ak Algérie alxames bi lay doon mbokk yi bu ngeen taxirloo ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi coowal Aliou Sall xam ngeen ni démb la nekkoon day tekki ndombol tànkam ci caisse des dépôts et consignation ginnaaw mbirum contrat pétrolier ak tuuma ci wàllum guerre yu ñu teg ci ndoddam ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci bërëb boobu nag xëy tey jàkkaarloog taskatu xabaar yi ne ñoom ñu ngi ñaax seen njiit ba woon mu deltu ginnaaw ci dogal boobule ndax dañoo gis ni liggéey bi mu fa door faaw mu eggali ko kii di El Hadj Amadou Samba moom moo yore kàddu personnel bi ñu déglu ko ci micro Mamadou Fall. bañ ko fale septembre 2017 monsieur Aliou Sall li mu njëkk a def mooy dafa indi doxalin gu méngoog jamono ci kër gi indi ak kóolute suñu diggante ak ñu ñuy bokkal liggéey bi mooy li ñuy wax partenaires yi di liggéey ak caisse dépôt moderniser kër gi maanaam yeesal ko yokk koom-koom gi ba pare indi projet yu mag yemu si mu yaatal liggéey bi indi projet yu xam ne dafay dëgëral réew indi jëfin yoo xam ne dafa tax caisse de dépôt bokk tey si kër yi nga xam ne ñu ngi liggéeyal Sénégal si wetu nguur gi ñun nag dañu gëm ne monsieur Aliou Sall mot na njiit te am na compétence pour jiite kër gu mel nii looloo tax ñu jóg bëgg a naqarlu décision bu mu jël ne dafay démissionner ci kër gi loolu moo doon communiqué bu ñu bëggoon jottali. ci mbir moomu le ba léegi mbootaay bi di aar li ñu bokk ñoom nag jàpp ni xeex bi dafay wëy naam Aliou Sall tekki na ndombol tànkam ci CDC Cheikh Tidiane Dièye ak ñamu àndal ne leeraange dafa war a am te beneen ponk bi sax mooy ñu yóbbu dossier bi ci kanamu yoon lépp loo xam ne dafay tukkee ci réew mi muy ay ressources naturelles faw ñu yor ko ak yorina wu sell bu ànd ak leeraange Cheikh Tidiane Dièye bu plateforme aar li ñu bokk ci micro Habib Faye ak Modou Diop. ñun du ñu dindi mukk ci yoon wi nga xam ne ci la ñu jaar pour que ñooñu nga xam ne tudd nañ leen ci ñu jébbal leen yoon parce que yoon rek mooy li ñu tax a jóg comme tudd nañu lu toll noonu ci alal bu ñu luubal te wóor nañu ni luubal nañu alal boobu ci réew mi képp ku ñu ci tudd sa tur nañu la jébbal yoon li ñuy xaar ci yoonu Sénégal mu def ko ndax bu ko deful itam yoonu international maanaam addina bi mu di Grande-Bretagne wala Amérique wala feneen yoon yooyu dinañu def seen liggéey te képp ku dugg ci biiru pétrole Sénégal bi ba jël ci na nga xam ne muy tey wala di ëllëg di nga ci rendre compte devant la justice. République amul famille république da nga boole moomee ñëpp bu dee frère am na loo xam ne lii lu ñu koy reproché la nañu ko bàyyi mu dem ci yoon def liggéeyam képp ku ko jege itam koo xam ne nii mooy ministre nga wala koo mën a doon te ñu cité la ci rapport yi na la bàyyi ñu jébbal la yoon def li nga xam ne loolu la war a def parce que fii ñu toll nag mbir mi dépassé na ay président Macky Sall sax parce que bu Sénégal taxawee yaakaar naa ni nit dafay effacé wu.
Aliou Sall ak démission am loolee nag lu ñu doon xaar la ci gis-gisu Mamadou Thior xam-xamam màcc ci wàllum politique moom mu ne démission directeur général CDC boobule moo gën a yenu maanaa mu tekki ndombol tànkam ci mairie bu Guédiawaye ndax foofule dafa jàpp ni askan wi ci boppam ñoom ñoo ko fal moom Mamadou Thior ay kaddu Mouhamadou Lamine Ndiaye ak Youssou Baro ñoo ko taataan. tekki ndombol tànk bi Aliou Sall tekki ndombol tànkam si njiital bi mu jiite CDC caisse de dépôt et de consignation. loo xam ne dañ ko doon xaarandi parce que gis ngeen nag bi waa BBC defee seen documentaire ba léegi coow li ne waat fi court parce que nag coow bi nag amoon na fi. waaw xam nga CDC moo gën a yomb tekki ndombo tànk parce que foofu dañ lay nommé donc amul benn légitimité bokkul nag ak poste maire parce que maire ay askan ñoo lay fal te bu ñu méngalee itam nañu waxante dëgg Khalifa Sall démissionné wuloon si maire Dakar gaa njiitu yow mi moo ko fa jëlee ba nga xam ne. maanaam appelam maanaam wane nañ ne liñ koy topp moom moo ko def donc man gëm naa ne nit ñi war nañoo mën a taaxirluwaat bàyyi ko bu dee yoon dafa dem ba daan ko ne liñ koy topp moom moo laalee la ci ca booba je pense que warul sax xaar ba njiitu réew mi di ko fa jële moom ba léegi yoon tilimagul daram ci mbir mi donc yoon mu ngi tàmbalee def enquête yi bu ñu demee ba xam fan la yoon feet bu fekkee ne dafa jar mu tekki ndombo tànkam bu ko defulee njiitu mi da ko fay jële ca Ndar moom Fatou Thiam mi jiite Allure Alliance libérale pour l'unité et la république di rafetlu dogal boobee nga xamante ne Aliou Sall jël na ko dafa jàpp ni dina gën a mën a tax yoon def liggéeyam ci benn mbir boo xamante ni dafa jàpp ni kujje gi ñoom ñoo ko yokk ndax eggul fi mu egg ñu dem ba Ndar fekk jëfe Ousseynou Diop ak Habib Seck. topp nañ ko dina ko na démissionné lii day wane ni homme d'état bu mu doon day wane ni grandeur bi mu am mais aussi mettre à l'aise Sénégal gi yëpp parce que justice mi ngi def enquête bi moo wax na ni taxew ci mais comme am na ñoo xamante ni ñu ngi ciy profito pour gàkkal deru Sénégal def na li nga xamante ni mooy cëram. pas dañuy critiquer non mais ñi nga xamante ni ñoom nañ fi wax ñi nga xamante ni ñoo ci gën a rey làmmiñ ñoom ñooy nekk di wax mais kenn indiwu si benn solution kenn proposé wul dara dañu nekk di ñuy saaga di saaga le président Macky Sall di saaga Aliou Sall di saaga ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di ci wax. wax naa ko léegi xëy na ni mu demee la mais jàpp naa ni président dafa am ñoo xamante ni daf leen war génne ci entourage am parce que warul ànd ak ay lâche li mu def du yëfu nit koo xamante ni gor nga yëfu lâcheté la def. wàllum yorin ci réew mi ak cérémonie d'ouverture académie internationale justice fiscale mi ngi am ci teewaayu société civile ak mbootaay boobee ñuy duppee Tax Justice Network Africa ñi di waa société civile rawatina bu forum civil bu Birahim Seck nag li ñu doon waxtaanee lu bëri bokk na ci dépense fiscale ak yenn yëngu-yëngu yi nga xam ne dañ koy amal ci wàllum fisc bi te du tegu ci yoon ñu jàpp tamit ñoom mbootaay société civile bi ni faaw organe de contrôle yi nekk fii ci réew mi di leen boole bu ñuy génne seeni rapport Maguette Soirée Diallo Jafara Ba. ngir moytu scandale yu si mel ni bi réewum Sénégal di jànkonteel jamono ji société civile dafa jàpp ni ñoom war nañu leen gën a impliqué ci publication bu rapport yi. Donc il faut qu'aujourd'hui président de la République mu libérer les corps de contrôle il faut que IGE di publier ses rapports. Parce que depuis 2013 nañ ko gëj a def depuis 2015 su nag li ñuy wax rapport sur l'état de la gouvernance et la réduction des comptes ARMP waxatuñu ko dese nañ ay rapport OFNAC la même chose nga jël IGE Cour des comptes la même chose. ñu lim ay poñ yoo xam ni baaxul ci bonne gouvernance lu si mel ni dépense fiscale yi amul njëriñ yi naka noonu itam flux financier yu jaarul yoon. xeex lu ñuy wax flux financier illicite maanaam xaalis bu bon bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii ci Sénégal te muy génn ci bitim réew te loolu pour ñu def ko ñetti fànn la te loolu experts yi bëri wax mooy ci wàllu corruption il faut ñu xeex ko il faut ñu xeex li ñuy wax criminalité économique lépp loo xam ne càcc la détournement la vol la ak lépp lu ñuy wax prix de transfert maanaam ci wàllu njëndam jaay bi maanaam importation exportation. bonne gouvernance ak transparence ci gestion bu affaire yu nguur gi ci li di suqali koom-koom bu réew mi. social
bëri na lu askan wi di jëfandikoo moo xam dañ koy lekk wala leneen jamono ji ñu ngi ruumandaat nag ni dina am ab yokkute lu ci mel ni mburu courant wala sax nag essence loole mooy gis-gisu kon ñenn ñu ngi ciy yëngatu ci wàllu woowule Momar Ndaw bu ASCOSEN di mbootaay bi sàmm ak yelleef woy jëfandiku yi ne nag état bu Sénégal faw mu def kéem kattanam ngir bañ loolee am wala sax nag bañ a gàllankoor askan wi Maymuna Njaay Pape Sangone Mbay. ci atum 2014 ba fi ñu toll nii 2019 ay njëg yu bari wàññeeku na moo xam farine bi la gasoil ak yeneen wante seetlu gi mooy consommateur bi lim ci yëg bariwul moo ne de am na kuréel goo xam ne samp nañ ko fi ngir loole lépp mu gunge ko bu ñu sukkandikoo ci waa ASCOSEN nee nañu liggéey boobu niñ ko defee baaxut. diesel oil nga xam ne moom la ñuy lakkee mburu yi mi ngi doon jar 726 mi ngi jar léegi 486. kon foofu wàññeeku na 240 francs maanaam booy xool ci téeméer bu nekk wàññeeku na fanweer ak ñett ci maanaam ci pourcentage beneen bi wàññeeku na 24%. ñu ne déetawaay ñu wàññi courant 10%. amuñ benn preuve bu ñu joxe bu valable bu wane ne loolu la ñuy dépensé. bu fekkee ci wàllu ciment bi la foofu tamit loolu lañ fa nemmeeku. prix officiel lu ciment bi gën a yomb 54000 bi gën a seer 57000 mais boo demee tey ci marché bi mais ñu ngi lay jaayee plus de 60000 ay 63000 64000 61000 ça dépend ci ban kii ngay jënd donc ça veut dire que créé nañ condition yokk ciment bi te administration commerce maanaam ministère du commerce defuñ seen liggéey parce que prix officiel bi ba léegi changé wul kon waroon nañu rëq ndigg gars yi rëquñ ndigg kenn ñu leen di toog di leen seetaan. ne nañ war nañ def beneen taxe boo xamante ne bi pour logement sociaux yi la dimbalee néew ji doole yi waaw léegi imaginel taxe boobu bu ñëwee plus taxe bi dox actuellement plus spéculation bi am bu nga xamante ne bi état baa ngi koy seetaan te defuñ ci dara mais loolu mënul nekk. bi ñu ci noppee jot nañoo woo direction bi nga xam ni moom la ñu dénk commerce intérieur bi wante ka jiite béréb bi lim ñu xamal rek mooy fi mu toll nii teel na ñu ciy wax ndax kat ci phase technique la ñu toll bu ñu demee ba nga xam ni liñ leen sant noppi nañ ci bu boobaa dinañ ci wax lépp leer. Maymuna Njaay bokk na ci li nga junj wàllum énergie fii ci réew mi nag booy xool naam jant bi liñ koy am ci at bi bëri na loolu waaye booy xool téeméeri sénégalais boo jël daanaka ñeent fukk ak juróom yi mënuñoo jote ci courant ba tax na Suisse mi liggéeyandoog Sénégal ci wàllu woowule di ñaax askan wi ñuy gën a jëfandikoo énergie solaire boobule di ci mën a jëfandikoo ci lépp lu ñuy soxla ñu ngi yëkkati kàddu yooyu le ci lancement activité centre test bu système solaire ñu déglu ci Fara ñi nga ak Mar Dieng. lu ëpp ñeent fukk ak juróom ci sénégalais amuñu li nga xam ne moo nekk wàllu courant te boo ko xoolee réew mi bëri na lool lii di jant kon faaw ñu convaincre bu baax a baax ñii di clientèle bi bu ko defee ñu mun a jëfandikoo énergie solaire bi loolu bu ñu sukkandikoo ci ambassadrice bu Suisse fii ci Sénégal. L'énergie solaire est sous-utilisée. énergie solaire bi utiliser wuñ ko lu bëree bëri ci déndu Afrique bi. rawatina énergie photovoltaïque bi nga xam ne daanaka fu muy jugee kenn du ko jënd te nag mu disponible mun a yegg fépp défi bu mag bi daal mooy fexe askan bi am confiance di ko jëfandikoo ba ñëpp mun cee jot. et d'être accessible à tous. jóge ci wàllu courant bi ñu tàmm dem ci énergie solaire loolu faaw ñu tàggat bu baax a baax naka noonu ñi nga xam ne ñoo nekk étudiants yi ci wàllu énergie bi nga xam ne mu ngi jóge ci jaww ji. permettre ñu wax la panneau bi baax na wala baaxul wala li ma ci rëq wala li ma ci rëqul donc loolu nekk na benn mission boo xam ne dina am importance. teg nañu ay place ay dispositifs yoo xam ne permettre étudiants yi ñu mun a xeltu xool am défi boo xam ne maanaam bépp type de panneau ñu mun koo saytu gis bu baax a baax jël ay mesures nécessaires ngir naka fexe erreur yu bëree bëri ñu mun koo gis. de pouvoir travailler pour pouvoir disons déceler les erreurs. ak centre bi nga xam ne mooy saytu lu jëm ci wàllu système solaire bi lépp loo xam ne ci wàllu innovation ak li nga xam ne moo nekk wàllu xeltu ba moytu dinañ ko xaar fii ci Sénégal. yaakaar nañ ne fii la quelques semaines wala quelques mois matériels yi dugg Sénégal dina nekk ay matériels yu labellisé yu mucc ayib ba nga xam ne kenn dootul xalab centrale solaire yi wala équipement yi ñëpp dañ koy aatimoo mu nekk loo xam ne day bëri ci gox ak goxaatu Sénégal yëpp ba ñu mun atteindre accès universel à l'énergie. centre de test de système solaire nag nekk bu njëkk ci Afrique soowu jant bi loolu nag dina tax Sénégal mun a saytu bu baax a baax wàllu matériel bi nga xam ne jëm na ci wàllu solaire boobu mu nekk qualité bu.
ñu dem ca diwaanu Tambacounda rawatina Kédougou foofee nag ay bés ginnaaw coow la fa jógoon muy ñu doon ut or foofu le te teguñu ko ci yoon ci biir parc bu Niokolo-Koba jawriñ bi ñu dénk wàllum alam bi dem na fa moom Abdou Karim Sall nag ne dinañ jël ay matukaay yu bëri ngir gën a diisal daan yi foofule sàmm tamit lépp luy tukkee foofule reportage Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou. agent parc nationaux ak yeneeni acteurs yi nga xam ne dañu bokk ci ñi nga xam ne dañuy jeex wurus wi ci biir parc national bu Niokolo-Koba kii di jëwriñ bi ñu dekk lépp lu jëm ci wàllum environnement ëtt bu yaay bi ñu wërngal këpp xamle na ni ñooñu nag daan yi war a dal dina dal ci seen kaw. hors péage bi mooy ñi nga xam ne ay saay-saay lañu dañu amuñu permis amuñu autorisation bien sûr avec la complicité des agents des parcs à un niveau très élevé ñuy agressé li nga xam ne moom mooy sunu patrimoine bi nga xam ne moom la ñu bokk donc dañu leen di wax ni loolu état bi du ci ànd tey du ci ànd suba. am na ay pexe yoo xam ne jël nañ ko ngir gën a mën a saytu kaaraange fi nga xam ne moo fare ci biir parc national bu Niokolo-Koba. mais également xam nga tey jii surveillance parc bi à travers la voie terrestre nekkul lu yomb il faut qu'on envisage une surveillance à travers les moyens aériens mooy ay drone ak yu mel noonu ay xeet yu mel noonu. kii di jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ëtt bu yaay bi ñu wërngal këpp ci tukkib nemmeeku bi muy jëkk def fi nga xam ni moo faree ci diwaanu Tambacounda. nee na bu ñu demee ci biir parc national bu Niokolo-Koba danañu dem ci montagne ba gën ba kawe foofu nag muy ca mont Assyrik njoolaay bi war a toll ci 321 mètres altitude. mu ni nag bu fa jógee nag ci wàllu tukkib nemmeeku ci biir parc bi ci lay jubali nag ci diwaanu Kédougou. ci loolu ba tey li ñuy nemmeeku ci Sénégal mooy at wu nekk ay junni ci ay àll ñoom ñooy dem ndax ay daay yoo xamante ni dafay am nag ci loolee ñu dolli ci traficu bant bi maanaam bant bi nga xam ne dañ koy jaay rawatina ci frontière bi loolee tax ba service yi ñu nekk fële ca ministère de l'environnement di ñaax askan wi ci naka la ñu war a mën a def ba sàmm gàncax gi ak loolee leen wër mu di ay séance yu ñuy amal ci àll bi ñu dem fële ca Kolda fekk ji Abdoulaye Diallo. at bu ne Sénégal day ñàkk ay junni hectare gàncax ngir daa yi ak i daggum bant bi ngir waa kaw gi def seen yëfu boppa suñu boobee àll ministère de l'environnement jaarale ko ci ay service am yi fi nekk ñoo daal di lëkkaloo ak association SOS environnement ngir ñaax boobee askan amal nañu waxtaan yi ni mel ci dëkk kaw yu bëri lu mel ni ca Saare Sama Cika bu commune Saare Bidji biir département bu Kolda. parce que ñëpp gis nañ ne daa yi lu ñuy yàq àll bi dafa jéggi dayoo dans la région de Kolda et tey jii boo xoolee population bu Kolda ñu ngi sentir lu ñu naan changement climatique bi ñu ngi koy sentir bu baax dans la région de Kolda moo tax PRGTE moom moo ñu fi yebal tey pour ñu mën a toog waxtaan ak population bi mën a waxtaan ak ñoom weccant ak ñoom xalaat ñu xool yan disposition la ñuy mettre en place pour mën a xeex daay beneen problème bi mooy que ne tey changement climatique bi dans la région de Kolda kenn du ko lam-laamee parce que Kolda bu demee bay population bi di jooy tàngoor c'est parce que àll bi yëpp yàq na àll bi dara desatu fi àll bi dañ ko saax-saaxee te lu gën a saax-saaxee àll bi mooy daay ji waxoon naa ko daay yi. yooyu acteur ñooy ñaax nguurum Sénégal ndax ñu def seen i kéemtulaay kattan ngir sàccum bant bi mën a dàkk ci suñum réew. parce que bant bu ñuy dagg fii ñëpp xam nañu bant bi pooru Gambie lay jaar pooru Gambie institution la donc tey ji lu ñuy ñaan dañu xool lu ñuy régler problème bi parce que àll bi yàq nañ ko àll bi jeex na fu garab yi des rek moom mooy booru Kumbakara te loolu aussi di nga gis koo xam ne day dagg bant yi di traverser ay collectivités territoriales donc ça veut dire que am na ay maires yoo xam ne aussi seen loxo génnul ci trafic bi maire yoo xam ne seen loxo génnuñu ci trafic bi conseillers yoo xam ne seen loxo génnuñu ci trafic bi président commission environnement yoo xam ne ñoo nekk ci collectivité territoriale seen loxo yaa ngi ci trafic de bois bi donc trafic de bois bi cartel la cartel goo xam ne ay bandi yu fajul dara yoo xam ne tekkiwuñu dara ñoom ñoo nekk di yàq suñu àll bi. mu doon it occasion ngir ñaax waa kaw googee ngir ñu nangoo di bokk ci ñuy jëmbat ay garab. jërëjëf Abdoulaye Diallo Xonjo benn dëkk la bu nekk fële ca diwaanu Tiwaawan booy xool am na téeméeri at askan wa fa yeewoon ak seen i jafe-jafe bëri na bokk na ci li ñuy noyyi ñu mën koo méngale ak xeetu pa tooke ndox bi ñuy jëfandikoo di bàyyeekoo ci teen yi foofu tamit baaxul bëgg nañu courant bëgg nañu it bu ñu feebaree am fu ñuy faju loolu lépp ñu jàmbat ko ci micro Cheikh Anta Diop ak say laatiir
Xonjo di ab dëkk boo xamante ni mi ngi ci commune bu Daaru Xuddoos diggante ak Mboro toll na ci juróom-ñetti kilomètres soriwul lool géej gi dëkk bi nekk ci département bu Tivaouane askan wi fii de ci wàllu mbay la ñuy dundee waaye nee nañ lii seen jafe-jafe moom mooy kéew geeg alam gi daanaka yàqu na ci seen gox boobu. am na téeméeri at yu topp dépp suñuy maam fii la ñu nekk boo jonni tey jii produit bi ñuy def ci géej bi day naaw di dugg ci village yi yàq na suñu environnement yàq na tool yi fi mu nekk nii bi ngay ñëw. xam naa ne di nga romb ay tool yu ñu miire. dëkk bi it am na yeneen jafe-jafe yoo xamante ne askan wi yëkkati nañ ko fa lu jëm ci wàllu courant amam ndox lu leen jafe la ay bërëbu fajukaay. amuñu ndox te suñu sañoon tamit ñu am ndox mu sell ñu koy naan comme ni koy ñëpp di naanee. teen yi ndox yi ci boppam la ñu wóolootul. courant bi tamit ba tey jege nañu lool mais yegg seegul mu ngi Mboro aussi tali bi tamit bi ngay ñëw xam naa ne jaar nga ci. gis nga poussière bi tali bi soo xoolee ci biir dëkk la jaar ba ni mu yeggee fii nii fii ñu taxaw tey jii. jigéen day fi am problème pour am doom am na heure yoo xam ni da lay sonal mbaa nga am sa malade yi ngay sonn lool pour yóbbu ko hôpital suñu sañoon daal ñu am fii case de santé. loolee tax nag askan wi yeewoo fii ci Xonjo ñoom ñëpp jóg. samp ab kuréel goo xamante ne ñu ngi ko duppee Xonjo moom mooy sama gox ba tax na am na ay daje yoo xamante ne ñu ngi koy amal ci dëkk-dëkkaan yi wër Xonjo ngir gën a yaatal waxtaan wi yegge nag maire bi ak kilifa yi jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko. ñeneen ñoom ay jafe-jafe muy ñi yëngatu ci wàllum fer muy ferrailleurs yi ferraille bi ñoom ci seen bopp nee nañu ñaari société képp ñoom ñoo yor monopole bi ci réew mi te xeetu métital bu ne ñu ngi leen koy teg ba tax na ñu ngi sàkku ci ministre bi ñu dénk wàllum jënd ak jaay mu xoolaat marché boobule ki yore seen kaddu Serigne Momar Soxna lay wuyoo ci micro Ibrahima Diame ak Fally Gaye. ñun ferrailleurs yi dañ nekk si ay jafe-jafe yoo xam ne suñu liggéey nam noonu doxee mënut a dox ba léegi usine bi nga xam ne mooy Someta bi nga xam ne moom moo rek mooy jënd ferraille ak usine bu bees bi ñuy wax Fabrique métal dafa am ay jafe-jafe yoo xam ne yu bëri moom lañ leen jàkkoonteel mooy ñun ñu ngi uti nañ suñuy xaalis ci banques yi uti nañ suñuy xaalis jaay suñu alal pour commencer waat liggéey fi na ñun suñu yóbbee suñu ferraille tamit ñoom dañ koy jënd waaye Someta moom day toog 15 jours soog la fay sa xaalis ñaareel bi mooy Fabrique métal bi nga xam ne dafa xew nga xam ne tey ji ku fa dem wàccee tey ñu fay la waaye suñu la wàccee sa ferraille man Serigne Momar Soxna man gis naa ni man suma bopp chaque 15 jours danañ ma dagg lu mat 1 tonne 500 mooy camion bu dem danañ si dagg 500 kilos 500 kilos yooyu lañ xamul lan la 500 kilos yooyu soo ko doon calculer tey dafay presque yegg si 100 000 francs chaque camion 100 000 francs 100 000 francs 100 000 francs te ferraille yi bokkut ak gerte parce que gerte la ñuy sol ci saako. ñuy wax ak nguur gi nga xam ne ñoo leen jox ay licence ñu wax ak ñoom parce que soo joxee société licence surtout ci commerce ak ci leneen yaakaar naa ne directeur ba. bi nga xam ne moo yor commerce war nañ saytu ndax yow licence bu nga jox usine boobu mbaa société boobu ndax liggéey bu ñuy liggéey ak sa doomu réew jaar na yoon ndax jaaruñu yoon waaye dañuy jël alal ji dañu rey te ñun ci réew mi lañ bokk. Sénégal amel na ñaari milliards daanaka lii di daara yu kawe yi te ñu nekk privé fii ci réew mi te ñu orienté fa yenn étudiants yoo xamante ne amuñu place ci université publique yi nekk fii ci réew mi mbootaay bi ëmb kon daara yooyu le di CUDOPES ñu ngi doon daje fële ca Saly Portudal ñu ne am nañu yaakaar ni nguur bi dina leen fay beneen mbir bu leen yitteel tam mooy école yi nga xam ne amuñu benn këyit ne xuus ci réew mi ñu ne képp ku ñu gis dinañ la jébaane Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. nguuru Sénégal ba léegi mu ngi ameel koppar école privée enseignement supérieur yi. mën nañu wax ne ci atum njàng 2017 2018 nguur gi à peu près dese na ñaari milliards moo ci des mais bu loolu weesoo ci année bi année njàng mi 2018 2019 am na lu ñu war a fay ci loolu nguur gi nee na ci loi des finances rectificative bi nga xam ne war nañ ko wootee ci assemblée fan yi di ñëw am na loo xam ne génne na ko dina ko génne en tout cas dinañ ko wote pour que loolu mu mën a fay. fii ci Sénégal nag am nañu lu ëpp ñaari téeméeru école privée supérieure waaye lu mooy téeméer ci ñoom ñoo ne ci yoon nguur gi sax am na ci ay taxawaay yi nga xam ne def na ko ngir diplôme yu baax. suñu biir képp ci koo xam ne mu ngi koy def danañ la wax nga bàyyi loolu parce que boo ko bàyyiwul dañ lay génne suñu kuréel te liñ ci mën a dolli mooy école yi nga xam ne yëpp nguur gi daf fay yónnee ay ndongo yu am bac mën nañ wax ne ay école yoo xam ne ay daara yoo xam ne la nguur gi gëstu na ko bu baax jaarale ko ci ANAQ. kilifa yi jàpp ni établissement privé yi dañ leen war a taxawu ndax ay école la yi nga xam ni lu toll ak ñeent fukki junni ndaw at bu ne ñu ngi leen fay orienté. Si nous sommes passés d'une dette de
de plus de 10 milliards à un reliquat de 2 milliards comme le disent en wolof ku la jox ndekki jox la añ war nga yaakaar ne dina la jox reer. ndaje bi nga xam ni dafa boole woon ñu yor nguur gi ak ñu yor mairie ak li ni mel ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy njiitu école privée yooyu ngir ñu mën a waxtaanee taxawaayu njàng mu kawe fii ci Sénégal. jërëjëf Abdourahmane Diallo ca Mbelaka Diaw moom daanaka 2 junni ci ay ndongo nekk ci élémentaire bi amuñu ay këyitu juddu muy loo xam ne day indi ay jafe-jafe rawatina bu ñuy waajal examen ci gis-gisu ki jiite mbootaay bi ëmb directeur d'école yi nekk foofule. am na it beneen amical muy cadre ak intellectuel yi nekk ca Mbelaka Diaw ñu amal benn bés boo xam ne dañuy ñaax askan wi rawatina waajur yi ci solo utal seeni doom ay këyitu juddu. reportage Aminata Goudiaby Fally Gueye. lim bi ku ko dégg mu jaaxal la ci commune bu Mbelaka Diaw ci école élémentaire yi limu xale yi nga xam ne amuñu extrait de naissance toll nañ daanaka ci 2 junni. ci CODEC bi ñu ngi ak 2 fukki école ak juróom donc boo xoolee ci 2 fukki école ak juróom yooyu boo xoolee ci téeméer boo jël presque donc juróom fukki amuñu extrait de naissance. junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett élèves amuñu ay extrait ay kayitu juddu amuñu kayitu juddu fii ci Mbelaka Diaw. moom nag mu ne situation bu ni mel at bu jot ay problème yu bëri la leen di indil ndaxte bu examen jubsee dañuy dem di buuxante ci tribunal de grande instance bu Fatick ngir wutal xale yi ay extrait de naissance. élève bi mënul defi examen c'est-à-dire certificat ak entrée en 6e te amul extrait de naissance waaye ren nguur gi jël na ci ay jéego ba véritablement élèves yi nga xam ne dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe yëpp vraiment def nañ seen examen te amuñu benn problème waaw donc après donc dinañ ko régulariser quoi. loolee nag le amical des cadres et intellectuels bu Mbelaka Diaw bëgg xeex moo tax ñu amaloon ci week-end bi ay journée yoo xam ne dañ doon ñaaxaat parents d'élèves yi ci njëriñ li nga xam ne moom la kayitu juddu am ci njàngum xale. bu ñu demee ba xool ñu waroon def examen surtout ñoo ñoo taxoon ñu jóg ñoo xool ne am na téeméeri xale ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne amuñu kayitu juddu ren ci année 2018 2019 bi. heureusement ça a été réglé mais bu ñu defee situation. yeneen classe yi maanaam ñu soog a bindu CI ba dem CM1 am na lu mat maanaam 2 junni xale yoo xam ne presque amuñu juddu ñun nag ñun ASIC lu ñu bañ bàyyi ba xale bi dem ba CM2 ngay soog a daw di ut extrait de naissance ñu wax ne ñun dañu dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci mbir mi. ñoom nag ñu ni duñu yem ci ndaje bii yeneen xeeti waxtaan daañu ko séq ak parents d'élèves yi ba ñu gën di mën di déclarer xale yi ci bu ñu juddoo. ñu dellu fële ca bët Saalumu réew mi rawatina ca Balantakunda muy diwaan boo xam ne soriwul dara ak Guinée Bissau yenn saa yi askan wi nekk ci ñaari réew yëpp dañuy faral di am ay jafe-jafe bay xeexoo ba tax Amnesty International di fa amal ay mbootaay yoo xamante ni dañuy woo ñëpp ngir jàmm daal di sax ci diggante ñaari réew yooyu le Bakary Konté Khali Diamé. attaques yi braquage vol de bétail ak ay prise d'otage dafa bëri loolu ci Balantakunda frontière diggante Sénégal ak Guinée-Bissau. ku ne xam na ne arrondissement Djibana dafa am ce problème là maanaam day am ay bandes armées yu nekk sur le long de la frontière dañuy dugg dans l'arrondissement qu'est-ce qu'elles font pardon dañuy sàcc très souvent ay nag wala boog ñu attaqué nit ñi wala sax ñu intimider ñu def sa tool di liggéey ñu intimider la. da ngay nekk di jaay sa kaju ñu nangu la ngay jaay ak xaalis bi nga yore wala boog ñu jël sa téléphone problème boobu dafa toll foo xamante ne nii dañoo soxlaa dajale ñëpp acteurs yi yëpp muy Sénégal muy Guinée-Bissau muy élus locaux yi muy autorité administrative mais également population yi pour waxtaan ci situation boobu noonu jéem a gis aussi les solutions. Amnesty International daal di amal benn forum ci Saamine ay Bissau guinéen sénégalais daal di fee daje pour xeex lépp loo xamante ne nekk na prolifération des armes légères. gànnaay yu ndaw yi nga xam ne dañuy bëri trop ci département Goudomp surtout ci côté zone frontalière journée bi Amnesty International ak IANSA ñoo ko organisé comme nu mu ko defee yëpp ci àdduna bi. Sénégal dañ ko jàpp tey ci département bu Goudomp pour xeex ci gànnaay yooyu nga xam ne dañuy andi loraange bu bëri ci département Goudomp. mu am nag benn commission transfrontalière boo xamante dafa regroupé ay ndaw yi dëkk ci Sénégal ak Guinée-Bissau moom nag mu ngi jouer rôle bu important ci frontière bi. suñu ëllëg la ñuy séntu loolu moo tax léegi fu mu toll nii dañuy joxante loxo ak suñu ndaw yi nekk si biir Guinée alors su amee problème ñu jóg ñu jéem a en tout cas. waxtaan seen diggante mais Dieu merci yàlla en tout cas daal ñu ngi gërëm ñu ngi sant yàlla lépp lu ñu sumb lu xamante ne en tout cas jàmm la
ñun suñu jógee rek yàlla daf ñuy jàppale daf ñuy dimbale ba ñu attan ko. commission transfrontalière bi dina wéyal ay ndaje ci ñaari réew yi Guinée-Bissau ak Sénégal pour daal jàmm daal di dellu si. xibaaru politique président Macky Sall moom moo jiite tamit APR di Alliance pour la République indi na ay coppite ci biir parti boobule kii di Ndeye Saly Diop Dieng di ministre bi ñu dénk soxna yeeg tout tànk yi moom jamono ji moom moo jiite mbootaay bi ëmb jigéenu APR yi lii di COJER nag di mbootaay bi ndaw APR yi bokk ki ko jiite jamono ji Moussa Sow la nekkoon responsable fële ca département bu Linguère mu wutu Thérèse Faye Diouf mi doon jiite COJER boobule 2015 ba léegi kii di Mariam Badiane nag moom mi ngi doon jiite mouvement jigéenu APR yi ci atum 2009 ba léegi leneen ci xibaar yi tàggat yaram ginnaaw bàkk bi lay doon. xew-xew bi daanaka benn la muy CAN football bi ñu amal fële ca Égypte ginnaaw seen ndam seen digg ak Tanzanie gaynde yi ñenn ci ñoom sax muy remplaçant yi ñu ngi doon tàggatu démb ci ngoon ñi di titulaire yi nag ñu ngay noppalaku kii di médecin bu équipe nationale bu Sénégal mi ngi dëggal gaañu bu Salif Sané ba tax na ci diirum ñaari semaine du bokk ci jongante boobule kii di Sadio Mané moom yàkkamti na bu baax a baax alxames nee na ngir sóobu ci ndaje bi nar a dox diggante Sénégal ak Algérie suñu ndaw ya nekk foofule ci le Caire Mamadou Ndiaye ak Mor Xarma. gannaaw ndam lu gaynde yu Sénégal am ci seen diggante ak Tanzanie ndaw Aliou Cissé yi delluwaat ci entraînement ya lu tolloog fukki joueur ak benn ñoo teewee lii di entraînement yi ñu seetlu ci joueur yi nga xamante ni bokkuñu ji woon ci match bi yeneen joueurs yi ñoom Aliou Cissé daal di leen di noppal keneen ku bokkul ci entraînement boobu di Salif Sané moom défenseur sénégalais bi médecin bi di xamle ne gaañu gaañoom bi mu amoon ci sunu diggante ak Tanzanie dina ko waral mu toog lu tolloog ñaari semaine waaw Salif dafa gaañu démb bi match bi ñu dawalee ci match bi à peu près ñaar fukki minutes donc en fin de compte dafa dañ ko mujjee génne ci fin wu match bi ñu mujjee ko yóbbu hôpital pour xool état côté rajo bi donc bi ñu defee rajo bi benn IRM lañ dañuy wax dañu gis ne dafa am benn lésion naka laa ko mën a tënk ci wolof en tout gaañu benn lésion yi daal si tànk bi ci sidditu tànk bi tànku càmmoñ bi donc fi mu nekk daal xalaat nañ ne il faut que daal mu noppalu pendant fukki fan ak juróom. keneen ku bokkul woon ci match bi Sénégal Tanzanie di Sadio Mané moom international sénégalais bi di xamle ni mu dundee match bi ci banc bi. xanaa beeg comme yéen rek beeg si joueurs yi puis joxe nañ lépp luñ macha allah def nañu match yu baax et puis dominé nañ match yëpp et puis ñu créé occasion yoo xamante ni bon. moom Sadio Mané di delluwaat di xamal ni dina nekk ku ñuy xaar lool ci suñu diggante ak Algérie. non match bi kay waajal nañ ko comme nuñ ko war a donc ñun kay jour ji rek la ñuy xaar def comme ni ñu ko daan defee et puis def lépp pour gagner. nekkul woon lool entraînement bu bari yëngu-yëngu waaye ndawu Aliou Cissé yi seen xel mi ngi ci beneen match bii ñu jëm di contre Algérie ñu ngi ko jàpp alxames bii ñu jëm. Joël Tag ab attaquant camerounais la moom nag du sax bokkati ci CAN 2019 bi li ko waral mooy ay jafe-jafe yu mu am ci wàllum xol te médecin yi ne bu duggee ci biir terrain bi nag bakkanam mën na faaroot ba tax na ñu dindi ko ci loolu le ñu déglu ci waa fédération camerounaise bu football. anomalie bi nag ñu ngi ko nemmeeku ci bi nga xamante ni CAF moo doon organiser ay match foofu lañ nemmeekoon ni kii di tàgg dafa am jafe-jafe ci wàllu xol bi mu di anomalie cardiaque te loolee mën na koo faat rek bu fekkee ni jëluñu suñuy matuwaay moo tax staff médical bi nag daal di jël ndogal écarté ko ci bile compétition bi nga xamante ni namoon nañ nag mu bokk ci loolu waaye bu defee ay effort physique mën naa faatu kon ci terrain bi tax rek staff bi kon daal di jël ndogal daal di koy écarté du bokk ci bile compétition.
a décidé de le disqualifier pour la compétition. ginnaaw tàggat yaram ñu egsi ci ponk bu mujj li ci yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf caisse dépôt et consignation le quotidien xëy na bind ne Aliou Sall ma ko yoroon delloo na ko seeni borom Aliou Sall démissionné na ci boppu caisse dépôt et consignation bil yéenekaay bi démb ci ngoon la woowoon gaayam yi cim ndaje ca mairie bu Guédiawaye ne dafay def déclaration yéenekaay bi dañu waaye ba mu yeggee ca mairie ba mënutoon a fexe ba dugg ci biir mairie bi ni militant yi ñoo taxawoon ca buntu ba fees fa dell li ñu doon bañ moo di dégg waxi démission ci Aliou Sall yéenekaay bi nañu ginnaaw bi te la ñu dégg ne moom Aliou Sall def na déclaration ci internet bi jaaree ko ci site bii di Dakaractu fa la xamle ne démissionné na ci siis bu directeur général caisse dépôt et consignation le témoigné nañu Aliou Sall delloo na kees ga loolee ginnaaw ba ñu ko tuumaalee ci coowal corruption ci mbiri pétrole bi ñu koy alte fu nekk ci réew mi soleil national nañu moo taxit ngir raggub deram moo waral Aliou Sall jël dogalub jugee ca CDC réew mi quotidien nañu Aliou Sall bana wan na ginnaaw caisse dépôt et consignation les éco nañu waaye li mu def bokkul ak li mu waxoon ne ñaari semaine ci ginnaaw moom Aliou Sall dafa taxawoon waat ne du mas a démissionné ca boppu caisse dépôt et consignation ndax bu ñu ko ñàkkalee ci coow lii ba tax mu démissionné ca boppu caisse dépôt et consignation loolee mooy may na ay bañam lu ñu ko reetaane les éco nañu kon tey ji bu ñu xëyee dégg ne Aliou Sall démissionné na ca boppu caisse dépôt et consignation loolee li muy wane mooy Aliou Sall def na virage bu 180 degré journal bi nañu te nag démissionné wu rekk yam ca dafa démissionné bu nuppi bëgg a def boppam ab victime Aliou Sall mu weex kaw ba suuf jël kaamilu alxuraanul karim teg ci kawam jël loxum ndeyjoor ba teg ca photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk Vox Populi journal bi nañu ci kaamil boobee ci la Aliou Sall kitaabone li ñu koy tuumal dara du ci dëgg musutalaal xaalisu timis te it amul benn pourcentage ci société pétrole mu ne ñi koy tuumal nu ñu yàqee sama der la ñuy wër waaye man Sall kenn du ma jam naa ni wareef la ci man ma ragg sama der Aliou ne àdduna ngi ci suñu kanam te lu tëë xam dafa yàggul Sud Quotidien nañu pétrole bi gazé na Aliou Sall coow la jëlee na ko ca boppu caisse dépôt et consignation l'observateur nañu dogalub jugee ca boppu caisse dépôt et consignation mu di démissionné gi démb la ñu ko yëg waaye bërki démb la Aliou Sall jëloon dogal bi ba demoon ca palais de la république waxtaani ji woon ko ak magam président Macky Sall xamal ko ne ko damay démissionné te li ma jublu ci démission gi mooy mën a may yoon mu def ab liggéeyam mayit ma mën a ragg sama der ndax yenn yi kenn yaruma ci l'observateur nañu président Macky Sall xam gu mu xam rakam Aliou Sall moo tax bi ko Aliou ne damay démissionné Macky Sall nekk fa di ko jéem a baabak di ko jéem a téye da ko nangul démission bi fi saasi journal l'observateur nañu waaye la mu ca teg ginnaaw bi nag mu di teg kaamilu alxuraanul karim di ca waat jëfam joojee ku nekk ci réew mi ak ni mu ko gisee bokk na ci islamologue bii di Iran Ndaw oustaz Iran mi ngi xamal waa l'observateur ne alxuraanul karim kenn waru cee waat lu dul dëgg beneenub gis-gis di gis-gisub Sëriñ Mor Mbay di psychologue gis nañu ko ci l'observateur moom dafa gis ne Aliou Sall li mu def booy seet sax bàkkaar la dafay comédie te comédie bu ñàkk xorom la Thierno Alassane Sall mel na ku naan ko ci Vox Populi lu leer nga wax Aliou Sall yi muy def yëpp dara safu ko ci dafay théâtre Abdoul Mbaye ni ci biir l'observateur da koy yeexe sax waaye du tax ñu bàyyi xeex bi ñu nekkee baa ñu naan ñoo nga cay dellu gannaaw source waa nañu pétrole bi tàmbali naa tàkk ci loxoy ñenn ñi Aliou Sall démissionné na ca caisse dépôt et consignation El Hadji Kassé mi fi waxoon wuraaje gi na wu ñu koy ŋawtee ci réew mi yéenekaay bi nañu moom El Hadji Kassé moo ca gën a dee ñëpp ndax ndombal tànku chargé communication ca présidence de la république ba mu yoroon fa la ko doxee ñàkk fa mu nar a mujjee nag moom El Hadji Kassé moo di chargé des questions art et culture maanaam moom la ñu nar a dénk mbirum sabaree ak tànn béer yi soleil national xëy na dañu xamal ay coppite yu président Macky Sall amal ca palais ba ak it ci parti bii di APR yéenekaay bi nañu muy ca présidence de la république di ca COJER ak ci mouvement des femmes fu ci nekk président Macky Sall def na fay changement Seydou Gueye léegi mooy chargé de communication ca présidence de la république Ndeye Saly Diop Dieng mooy présidente mouvement des femmes Moussa Sow moom la ñu def njiital COJER Abdou Latif Coulibaly mooy porte-parole présidence de la république Les Échos nañu Ndeye Marème Badiane ma jiite woon jigéen ñi ak Thérèse Faye Diouf ma jiite woon COJER Macky Sall dàq na leen mortala toj na fi rajax bi l'observateur journal bi nee nañu ay mbiram le tribunal flagrant délit bu Ndakaaru doon atte démb li indi coow li ñu ko doon toppee ba tax mu mujj ca kanamu yoon yéenekaay bi nee nañu moo di nee nañ mortala dañu ko may jabar mënut a fexe ba jot ci jabar ji ba ñu ko mayee ak léegi consommé wul mariage am loolee moo ko xund moo jeexal xol bi ba tax mortala dem këri gorom génne leen fetal ne bu ñu ko joxul jabaram da leen di rey. jërëjëf Modou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm leen yéen itam ci àndandoo bi bu 19h30 jotee rédaction bi dina leen yaatalal yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.